Fagarogan vibe. Santé, 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 santé. Fagarogan vibe. Fagarogan vibe. Santé, 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 santé. Fagarogan vibe. Fagarogan vibe. Santé. salaamaaleykum téléspectateurs 7truth TV internet ak amis de la santé maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di am métti ak kontaante saa su nekk seen émission santé à tout prix tey ñëw fi nga xamante ni mooy cabinet médical Sakho Mbao c'est si docteur Mouhamadou Ly mu ñu éclaircissement bu baax a baax par rapport ak li nga xamante ne mooy santé et ramadan amul nag benn danger ci santé li nga xamante ne mooy ramadan mais dañuy ne recommandation ak quelques conseils yoo xamante ne boo ko defee peut-être di nga mën a éviter li nga xamante ne mooy un déséquilibre nutritionnel déshydratation wala hypoglycémie la santé c'est avant tout personnel avant que mu nekk un problème de professionnel ma bàyyi ko mu nuyoo jox ñu éclaircissement bu baax a baax. salaamaaleykum mbokk yi donc comme ni ko Rokhaya Fall waxee man maay docteur Mouhamed Lamine Ly ubbi fi cabinet médical fii ci Grand Mbao cité Baye Niass cabinet bi nag mu ngi tudd Sakho Mbao Sakho Mbao mooy santé communauté banlieue. léegi nag ñu def dolli ci o bi rek comme ci Mbao lañ nekk maanaam maa ngi leen di sant di leen gërëm seen télévision 7truth mooy 7vérité donc ci wàllu nag koor gi d'abord lu baax la ci wér-gu-yaram maanaam day noppal yaram bi parce que xam ngeen ne jamono bi ñu nekk ab suñu yenn mbokk yi sax am nañu jafe-jafe peut-être pour manger à leur faim mais problème bi ñu gën a am mooy nit ñi seen lekk dafa ëpp ba finalement feebar yu bari comme ay diabète tension dafa gën a law donc soo toogee weer ngay noppalu wàññi tuuti lekk bi loolu moom baax na day mel ni da ngay xaw a noppal organisme bi te tamit daf lay yokk spiritualité maanaam sa xel day nekk tuuti ci diine ak ci religion nga xam ne noonu lañ ko diglee loolu tamit lu baax la beneen bi tamit day am esprit de solidarité ak ñi nga xam ne tamit dañu nekk ci jafe-jafe nga dund xiif bi xam ne ku xiif tamit ku ñu war a jàppale la su loolu weesoo nag erreur bi ñu def souvent mooy soo wooree da ngay xalaat ne li ngay lekkul journée bi yépp soo dogee rek il faut nga rattraper ko te gis nañ sax ñoo xam ne dañuy jënd ba lu bari ci magasin yi dem ci supermarché jënd teg suñuy demee ba woor ba dog nag duñ sax mën a lekk li ñu jënd noonu moo tax ñu d'abord premier préjugé boobu la ñu war a bàyyi xalaat ne par force il faut nga rattraper c'est vrai que horaire yi lekk yi dafa changer parce que avant da ngay lekk suba si ndekki après nga añ après moo gën a jege ñoo fii nag dafa di nga toog lu yàgg doo lekk mais loolu du raison rek pour nga foog ne war ngaa mën a rattraper lekk yooyu soo dogee donc waroo gaawewu voilà te tamit benn nag aspect bi gën a am solo mooy en fait balaa lekk ndox mi moo gën a urgent gis nga yéen a ngi dégg toujours grève de la faim mais grève de la soif bariwul lu ngeen koy dégg ndaxte nit su naanu maanaam dundoom dina xaw a doy waar donc moo tax soo dogee évidemment préoccupation bi njëkk mooy na nga naan bi nag soo ko bu ko def tamit ba mu tere laa lekk donc da nga koy naan avec intelligence ndox rek kese moom moo gën baax ci boisson yëpp nga xam ne waaw c'est naturel ba pare du la indil ay déséquilibre alors que yenn yi su demee dafa bëri suukar trop wala su dee tamit dafa saf trop mun na laa sax indil déshydratation maanaam déshydratation intracellulaire ndox mi génn ci cellules yi ñëw ci kii bi ci sérum bi quoi donc boobu mooy première erreur donc moo tax ñu war a soo dogee ba pare nga sóoraale ne peut-être ci juste balaa ngay tëdd noonu 2 heures de temps après nga mën a lekkaat loolu yëpp dina tax nga quantité bi nekk ci ba pare tamit qualité bi nekk ci mu bañ a nekk rek gavé wu rek en une fois yëpp jeex après nga am ay problème digestion mu tere laa nelaw donc su loolu weesoo qualité bi nag mooy tamit weeru koor dootoo amati jotu di lekk ay fruits di lekk ay kii yeneen aliments de complément te loolu dafa am solo parce que lekk mënul nekk rek ceeb wala mburu wala fonde il faut nga am ay fruits am ay micronutriments bon lekk boobu nag soloom tamit xam naa pour
nit ñi xam mooy soo lekkee dañ koy transformer en micronutriments yoo xam ne lipide la glucide ak ñetteel mooy lipide glucide ak protéine voilà suñu yaram daf ko soxla pour ñu mun a fonctionner maanaam su ku dul lekk xam nga ne du am kattan sax pour yëngatu wala di réfléchir wala lu mel noonu donc moo tax soo wooree yooyu day wàññi sa kattan te normalement ku koor waroo ko woor di nelaw sax diine bi sax da koy aaye de ne soo wooree da ngay war a continuer def sa activité donc moo war a tax nag kilocalories yi nga soxla ci journée bi nga xam ne ku nekk en fonction nag de sa activité par exemple plus ngay am effort physique bu intense plus ngay soxla calories yu bëri bon loolu dafa war a mat même su dee da nga woor war nga fexe ba nga matal ko voilà léegi ni nga koy motalee nag mooy tamit waroo tëb xëdd bi xëdd lu am solo la mais ñu bëri surtout les jeunes dañu préférer traverser guddi gi bon du ñu lekk réellement toog di ataaya di waxtaan su yenn saa sax du ñu julli tëdd rek nelaw yeewuwaat tamit ay heure tisbaar yooyu tu vois donc li gën mooy quand même nga jóg xëdd boobu tamit day tax par exemple su dee da nga war a liggéey su dee quand même du pour nelaw rek di nga soxla tuuti énergie comme genre ni ngay sole carburant le matin ngay jël ay lekk comme ay fondé jël ay fruits lekk tuuti ay nen ay yooyu tout dépend rek ci sa poste mu tollu daal donc loolu daal la ñu mën a wax ci bu njëkk bi léegi nag su dee am na tamit laaj walla ma continuer voilà justement waaw gaa moom c'est recommandé que kam soo dogee nga njëkkee d'abord sax lu tàng bon su dee am nga café walla ataaya walla kiliba walla lu mel noonu moo gën sinon tamit nga naan ndox moo xam ne seddul trop ndax tamit quand même mënoo toog journée bi yëpp lekkoo dara sa biir dara newu ci nga jël lu sedd guy nga dugal ci loolu moom même soo ko defee sax yow di nga ko dina la sonal léegi nag quand même déshydratation mooy danger nag benn ci danger ci koor gi bon parce que soo naanul ndox mu doy déshydratation bi mën na la néewal doole te loolu mën na am retentissement ci say rein tamit donc moo tax tamit xam naa di nga ci ñëw après mooy sport bi tamit su dee da ngay ñàkk trop perte ndox te remplacer woon ndox moomu donc loolu mën na laa indil ay problème moo tax ndox comme ni ma la ko waxee woon soo bon temps yi sax yàlla baax na tàngul trop mais su dee temps tàngoor nga xam ne saa yi 40 degré nga xam ne journée bi da ngay ñàkk ak yooyu soo dogee yow sa bopp sax sa yaram day soxla ndox tu vois donc moo tax nga war a nag ni ma la ko waxee woon naan intelligemment tamit balaa mu lay teree nga lekk daal parce que déshydratation dafa xaw a nekk lu sérieux waaw même si c'est un peu moins grave que l'hypoglycémie quoi. waaw bon waaw dañu jàpp ne peut-être ci journée bi mieux vaut nga bañ a sport surtout que su dee ngoon sax ngay sport nga xam ne déjà sa doole wàññeeku na en plus maintenant déshydratation bi ñu wax xam nga ne su dee am na yenn sport yooyu def surtout intense da ngay ñàkk lu bëree bëri donc soo naanul loolu laa lay wax nag mën na laa indi sax problème rénal xam nga yéen a ngi dégg insuffisance rénale dialyse ak yooyu yëpp léegi loolu vraiment c'est à éviter d'ailleurs am na sax ay joueurs de haut niveau malheureusement même suñuy dem ay match yooyu yenn saa dañu woor parce que dañu gëm tellement que ñu mel ni Sadio Mané xam naa wóor na ma su amee match sax du ko tere il faut mu woor daal mais loolu moom c'est pas conseillé bien que peut-être juste su ndogu jotee rek di nga mën a rattraper mais loolu tamit daf lay fragiliser su dee déshydratation daal toujours li ñuy day forme insuffisance rénale fonctionnelle nga xam ne ñàkkum ndox moo koy joxe mais soo yéexee mu nekkaat organique su dee fonctionnel la soo ko solaatee mu dellu ginnaaw mais su demee ba nekk organique loolu mooy nécessité ngay def dialyse wala greffe rénale te loolu yépp xam nañ ni def lu jafe la. waaw xam nga tamit normalement woor xam ñu ne point de contrainte en matière de religion ku mun a woor
moo war a woor léegi nag ku nekk ak sa conscience sa diggante ak yàlla malheureusement du demee noonu toujours parce que pression sociale bi fii dafa fort tellement que presque dañ lay obligé nga woor suñu la gisee ngay lekk ñu commencé di la sikk wala yu mel noonu mais quand même dem nañ ba lu bëri sax loo xam ne avant par exemple ku dem ba am problème diabète nga xam ne yow sa suukar pour nga équilibrer ko problème la déjà dañ lay jox régime boo xam ne pour nga topp ko problème la waroo lekk lu bëri da nga war a éviter yenn lekk yi ba léegi ni fu mu ne nii fexe nañ ba nee nañu ku diabète sax mun na woor bon c'est vrai que nag am na forme diabète yoo xam ne peut-être c'est pas encore très grave mun ngaa woor mais am na fu muy toll soo wooree mun nga am problème mais loolu nag te soo woorul am na yeneen yoo mën a def comme saraxe wala yu mel noonu pour remplacer ko donc il faut que nit ñi teey rek xam ne yàlla tegul kenn li mu mënul quoi donc voilà mais su dee tamit tu es équilibré ci sa diabète bon tu n'es pas âgé amoo yeneen problème de santé su dee woor bi tamit mooy dalal sa xel xam nga daal xel mu dal tamit ci wér-gu-yaram la bokk su dee wooroo mais sa xel dalul yenn saa yi nga woor voilà ñu gérer la bon mun nga vérifier sa glycémie capillaire même su dee da nga woor nga xool su dee suukar bi dafa yéeg trop nga xam ne da nga war a dog su dee dafa wàcc trop nga xam ne rapidement da nga war a lekk dara voilà nga gérer ko noonu ba koor gi jeex ko. waaw projet bi en fait dañu seetlu ne les populations bon Sénégal yëpp sax mais en général en banlieue ont des problèmes d'accès aux soins léegi nag bon c'est vrai qu'il y a des programmes yi am na ay IPM am na assurance mais loolu benn minorité rek moo am accès ci yooyu daal ñi ci ëpp amuñu benn couverture sociale donc ñu gis tamit cabinet privé loo wàññi njëg yi toujours day xaw a cher tuuti ci nit ñi daal voilà moo tax ñu ne léegi nañu fexe ba quand même nit ñi nga xam ne mënuñoo bañ a faju maanaam soo xasee ba am tension wala nga am diabète parce que ñaari feebar yooyu soo ko fajee rek yaa ki wér yéen a yem soo équilibré sa diabète sa tension normale à la limite sax la damay ne tu es même avantagé parce que yow yaa ngi gis docteur toujours te soo amee yeneen problème sax mun na ko gérer waale alors que ki nga xam ne dafa xalaat ne dafa wér moom doo ko seen sax hôpital bon femme bu ëmb tamit il faut mu def un certain nombre de visites pour que ñu mën a surveiller grossesse bi mu bañ a loru ci loolu xam nga fii bañ nañ ko ba ku wasin dañ ne mbaa mucc na donc dañu associer mu wasin ak dee ñu fexe nag ba suñu la surveiller même su dee war nga def césarienne suñu defee ay CPN dañu xam ne yow mieux vaut nga dem accoucher ci hôpital boo xam ne dañu fay opérer xale yi tamit ku ci juddu ba am ñaari at war nañ laa peese di la ñàkk fexe tamit ba nga bañ am malnutrition sevrage bu brutal donc programme ñooñu la njëkk a ciblé mais tamit ñëpp ñu ngi ci daal toutes les couches socialement vulnérables bon ba pare mairie yi ak diaspora bi ak ñi am alal mën nañu quand même sponsoriser ay nit ñu néew doole pour ñu mën a faju donc loolu lañ gis comme complément ci programme bi nga xam ne gouvernement mu ngi koy doxal mu tudd CMU ak tamit yeneen assurance yi am comme IPM ak assurance médicale. Amin amin. waaw que boire que manger maanaam ci wàllu lekk moom effectivement xam nga am na sucre rapide mooy maanaam soo wooree ba ndogu fu mu noonu li ngay yàkkamte rek mooy naan lu am suukar pour parce que yow sa bopp di nga xam ne sa yaram soxla na suukar pour mu rebooster la tuuti nga xaw a amaat kàttan tuuti mais nag suukar yi gën a baax nag mooy yi nekk ci fondé wala ñun gossi lañ koy tuddee xam nga nan ngeen koy waxee ci wolof bon genre comme mboq yooyu nga def ko kii wala caakri yooyu nga xam ne day nekk ci yaram bi lu yàgg te daf lay permettre nga résister lu yàgg alors que lu mel ni suukar bu weex bi soo ko naanee rek day agir rapidement rek après mu deñ quoi la leen moom ndànk lañ koy donc yooyu am na solo bon comme ni ma la ko waxee woon tamit fruits ak légumes parce que période boo xam ne dañu nekk ci pression daal da ngay
julli lu bëri di wirdu lu bëri doo am jot da ngay guddee tëdd teel a yeewu doo am temps te xaalis bi ngay am tamit souvent yëpp ci ceeb bi ci fonde bi donc doo xalaat jëndaale ay fruits alors que fruits yooyu tamit soo amul soo toggee 30 jours lekkoo ay fruits lekkoo ay vitamines sa yaram dina ko commencé yëg ndaxte li tax ñun ñu wér mooy dañuy lekkaale ay fruits yenn saa nga grignoter même su dee sa poche diisul yenn saa nga lekk benn orange sénégalaise wala ñu may la benn pomme wala nga lekk banana donc yooyu fruits ñoo lay may kattan et puis dem nañ sax ba préconiser ñu may la ay complexe vitaminique daal maanaam nga def supplémentation vitaminique voilà ok bien voilà di nuyoo rek dina peut-être bon wàllu ramadan bi rek ku nekk na def li mu àttan yàlla tegul kenn li mu mënal te ustaas yi bëri nañ trop mais yemuñu ku nekk day diine boppam la yor sa diggante la ak yàlla seetal li nga àttan nga def ko leneen li mooy soo yégee dara seeram nga jegee docteur bi mu wax la réellement su dee yow mun ngaa war xam nga waxuñ sax affaire estomac tamit xam nga ku am estomac soo wooree mun na la indi sax ay perforation ay hémorragie parce que acidité bi ci biir bi su bëree mun na indi hémorragie ak yooyu daal voilà donc beneen bi mooy population tamit bu ñu ragal structure privée yi parce que finalement lu tax ñun su doon suñu sago nguur gi ak askan wi rek la ñuy liggéeyal mais da ngay toll foo xam ne nguur gi ci boppam mënul jox ñëpp liggéey xale yi par exemple ñun tamit suñu demee ba retraité suñu pension yi du demee noonu ce qui fait que ñun ñëpp dañuy bëgg rek continuer di liggéey dimbali waale suñu askan amaale ci es tuut mais wutuñ ci xaalis parce que su doon xaalis sañuy wut kon du ñu def 25 ans ou 30 ans ci service public kon ñun tamit du ubbi nañ suñu cabinet bu yàgg wala def leneen pour am xaalis mais dañu bëgg rek dimbali askan bi en même temps sutura ci suñu bopp tuuti quoi voilà bien d'accord merci. téléspectateurs de 7 TV ñoo ko gisandoo ak docteur Mouhamadou Ly éclaircissement yi mu indi par rapport ak Ramadan ak li nga xamante ni mooy la santé amul nag comme ni mu ko waxee benn danger moo xamante ne Ramadan da koy mën a indi ci wérgu yaram au contraire sax day tax nga mën a éliminer certains déchets ak des toxines ci sa li nga xamante ne mooy sa yaram parce que li nga dund par exemple ci année bi yëpp. loolu yëpp da koy mën a libéré waat donc leen li nga xamante ne ni ko mën a def mooy ci mois de ramadan bi ngay naan ndox mu bëri pour mën a éviter déshydratation di lekk ay fruits et légumes te aussi di faratal li nga xamante ne mooy xëdd donc maa ngi souhaité un très bon mois de ramadan téléspectateurs yi jaajëfal bu baax a baax encore docteur Mouhamadou Ly ci disponibilité bi accompagnement bi ak ki nga xamante ne aussi mooy Maguette Aw on se connaît bien ak techniciens yi ma àndal Kéba ak Jules c'était tout pour aujourd'hui seen émission santé à tout prix c'est pour vous par vous et avec vous à la semaine prochaine inchallah Fagarogan